non yow yaa ñu jël selfie bu rafet en tout cas. voilà Père Mbaye Ngoné Fall dinañ fekk si léegi ci kanam incha allah Fatou Abdou. ñu dugg ci waxtaan bi directement. waaw ñu dugg ci waxtaan bi dalal professeur wax nañu ko sànq Covid 19 boo xam ne mi ngi gën di def fii jéego mais saa bu ñu xëyee gisaat nañu que le ministère wala les services du ministère de la santé dooraat nañu ko muy communication ñëw ci limuk ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu ñëw ci limu ñi nga xam ne ñoom ñoo am cas contact ñu ko wàll ba ci cas grave cette communication bi nga xamante ne askan wi ñoo koy recevoir ñu gisaat peut-être beneen bu bees boo xam ne indiwaat nañu ko ginnaaw rupture boo xam ne amoon na nan la ñu ko mën a jàngatee tey. waaw jërëjëf li ñu mën a gis mooy ci communication bi nga xam ne mooy communication institutionnelle jëm ci mbas mi dafa bëri ay hésitation dafa bëri ay ñagas-ñagas dafa bëri loo xam ni mënoon nañ koo gën a defar ba mu gën a baax ba mu gën a dëgër. communication bi wax dëgg yàlla depuis le début yàgg nañ ko wax am na ay jafe-jafe xam nga boo dee xool mbas bi muy soog a dugg si ñu ci bëri dañ doon sax làqatu am na ci ñoo xam ne dañ doon feebar ñuy dem di leen jëli ñuy bañ boo leen bu fekkee yéen a ngi fàttaliku bu baax. am na ñoo xam ne sax dañoo mujj jël takk der yi pour ñu dem jëli yenn nit ñi askan bi taxaw jàkkaarloog ñoom ne leen duñ fi mës a jóge alors loolu amoon na fi alors ñu dem ba jëmmi jamono ñu ni léegi nañu fexe ba askan bi dugal ci seen loxo. parce que loolu moom mooy li war a jaar yoon. lu mel ni mbas bu dalee ci ab pénc li gën a dëgër mooy nit ñi jël ko def ko seen yëfu bopp. ñu bañ a beddi kenn moom la ñuy wax stigmatisation nit ñi xam ni mbas mi ngi fii mu dugg ci seen bopp mu bañ a am déni ba pare nag nit ñi xam nga chance bi ñu am. te exploité wuñ ko ci communication bi pour wane leen suñu communication bi am na ay jafe-jafe. chance bi ñu am mooy réew bu mel ni Sénégal dafa am ay mbootaay. dafa am ay daayira dafa am ay ASC. dafa am ay nu mu tuddati yu ay mbootaayu jigéen ñi. dafa bëri ay mbootaay yoo xam ni dafa am ci pénc mi te mbootaay yooyu boo ci jaaree mën nga fexe ba nit ñi jël affaire bi xeex ak moom ci jaar ci mbootaay yooyu. imaam yi dañuy wax labbe yi dañuy wax. kilifa yi dañuy wax kilifa yi nag ak ni ñu wuute nekk ci biir quartier yi nekk ci biir village yi dafa am foo xam ne bu ñu fa jaaree rek mënoon nañu yegg fi ñu bëgg a yegg te xëy na jafe-jafe bi du demee noonu mais franchement bu fekkee ni communication bi institutionnelle dafa am ñu ko jël di wax nit ñi ni leen feebar bi ñii ñoo ko am ñii la ñoo ci am cas grave ñii ñoo ci faatu et cetera loolu doyul. xool cigarette bi ñuy jaay dañ ci bind ni cigarette bi dafa garaaw. paquet cigarette dañ ciy bind ni cigarette bi dafa garaaw boo ko jëndee boo ko dee tox mën ngaa am problème pourtant nit ñaa ngi koy jënd. donc loolu argument médical baax na mais dafay am leneen lu muy àndal lu muy sofoo gën a dëgër gën a am doole. foofu nag effectivement depuis le début ba fii ñu toll nii ci communication institutionnelle communication gouvernementale. am na ay jafe-jafe parce que yoon yi nga xam ne moom la moo tax d'ailleurs yenn décisions yi ñu jël yu ci bëri après dafa am ay jafe-jafe. lan moo mën a expliquer que le fait que ba tey am na ñoo xamante ne ils sont dans le déni maanaam gëmuñu feebar bi wala boo leen nee sax da ngaa am Covid 19 le mot Covid 19 duñu ko nangu dañu koy làkk ci ay dama grippe dama siburu te pourtant dañuy yor seen ay tests am na ci ñoo xam ne mu positif. dafa bëri lu ci laxasu bu njëkk. moom mooy feebar bu amee li ñuy njëkk a xaar mooy ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci feebar bi ñu wax ak nit ñi bari na ci foo xam ni du ñi seen xam-xam màcc ñoo ci wax ay politiciens ñoo wax donc loolu premier problème la ñi seen xam-xam màcc ci mbir mi ñoom nañu jiitu wax parce que ñoom ñoo xam bu ñu jiitoo wax li ñuy wax ñun ñu tënk ci suñu bopp loolu am nañ ci jafe-jafe bi nga xam ni moom moo ci topp yàgg naa ko wax ab feebar bu ñëwee ci dëkk dañ koy ngénte dañ koy ngénte corona dañ ko waroon a jox tur bu ñu xam ñun moo xam da nga koo tuddee xuréet bu bees wala da nga koo tuddee siburu buy ànd ak ñu tuddee ko lu ñu xam lu ko mooy corona tur bi ci boppam boo nee nit da ngaa corona dafay mel ni dafa am problème man dem naa benn quartier di laaj benn nit ay xale ñu ne ma boo jàddee di nga gis benn bitik boo weesoo bitik bi am na kër gi ci topp beneen kër gi ci topp mooy kër corona boo weesoo kër corona mooy kër ga ngay laaj kër corona parce que kër googu dafa am ñaar ñu fa amoon corona ñu beddi leen donc tur bi ci boppam dañu waroon a fexe ba am nuñ ko commencement ba laa ko wax ne bi mu dikk see rek dañ ko waroon a ngénte beneen bi nga xam ne moom moo ci topp moom mooy dañoo waroon a am ci ñu ñuy jaar xam nga ñun suñu dëkk yi dafa am message mooy li ñuy wax dafa am messager mooy kiy wax li ñuy wax
ak kii wax dafa am solo dafa am ñenn ñoo xam ni dañ leen waroon waxlu am na ci kenn koo xam ni position yi mu jël je ne comprends pas pourquoi. comme kan par exemple. damay sëñ Babacar Sy Mansour. depuis le début boo dégloo li muy wax mooy nañu wax nit ñi dëgg. li ci am dëgg-dëgg waxuñu ko nit ñi. alors kooku dañ ko waroon a jox kàddu mu wax. parce que position yu mu jël position yu te dafa am constance boobu ci début ba léegi ci loolu la nekk. c'est comme si dañu ko joxul kàddu il est resté dans son coin. mais justement dañu koo xam ni dafa jóg taxaw pour wax nit ñi ni leen dee leen takk masque moytu leen. gouvernement bi nañu wax nit ñi dëgg. kooku nañ ko jox kàddu. yeneen sëriñ si ni ñu waxee nit ñi ba léegi décrypté ko xoolal rek journée xasida bi am sëñ bi ni bu ñëpp dajaloo Touba nañ ko wasaare ku nekk fa nga nekk nga toog fa. loolu message bu fort la ci nit ñi war a toog fa ñu nekk. mais li ma la bëgg a wax mooy ñi nga xam ni dañ leen waroon a jiital ñu wax ñooñu jiitalewuñ leen noonu yenn ressort yi nga xam ni am nañ ko lu mel ni ASC yi mais franchement. lu mel ni ASC ñun liggéey nañu yéen ñii Sen TV accompagné ngeen loolu ñu doon tuddee woon nawetaan Covid. tout à fait. nawetaan Covid. match nawetaan amul ñu ni nañ jël ASC ñu nawetaan di wax ak nit ñi. mais la moo tax sénégalais yi am perception ci vaccination bi lu ñu dégg rek peut-être ci YouTube lu ñu dégg tey ci li nga xam ne mooy les chaînes étrangères ñu di ko envoyante vaccin bi mën na la def lii mën na tax. jigéen ñi mu teg leen dara ñii waruñu ko def ñii waruñu ko def perception boobu en tant que sociologue société bi am ci jiixi jaaxa ci vaccin bi également lan moo ko mën a expliquer. dama la bëgg a wax benn affaire mbas yi mës a ñëw ci àdduna bi yëpp ba àdduna bi sasoo ba léegi vaccin moo ko fi jële ñàkk moo ko fi jële mbas yi mës a am ci àdduna bi yëpp ñàkk moo ko fi jële ñàkk moo ko fi jële amul benn mbas bu mës a ñëw ci àdduna bi te ñàkk jële wu ko fi ñàkk moo fi jële mbas muy benn bi ci topp mooy ñàkk bu mës a ñëw nit ñi wóoluwuñ ko maanaam lii dugg leen donc jàppale ñaari affaire yooyu mbas bu fi mës a ñëw ñàkk moo ko fi jële te ñàkk yi ko fi jëlee yépp bu ñu ñëwee problème bii la ñu am nit ñi dañ ciy xaw a moytu bu waa dafay am ñaari mbir bu njëkk mooy ñi xam nañu wax parce que nag problème bi mooy ñu bëri ñuy wax xamuñ ci dara maa ngi ñoom a yem donc ñi xam nañ leen bàyyi ñu wax et que ñooñu tamit dañu dem ci plateau yi wax ak nit ñi c'est très important donc ñi nga xam ne dañoo wax seen xam-xam màcc ci ñàkk mën nga nekk médecin te sa xam-xam màccul ci ñàkk ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci ñàkk nañu wax te li ñu wax ñu tënku ci suñu bopp loolu moom mooy benn affaire bi loolu c'est très important ñooñu nañu wax bi nga xam ni moom moo ci topp moom mooy que ñi nga xam ne ay institution la ñu politique dafay toll fi nga xam ni dañ ciy xaw a teggi seen loxo bàyyi ñi nga xam ni ñoom la seen xam-xam màcc ci loolu ñu jiital leen parce que tamit nag xam nga politicien buñ ci dugalee seen loxo dañ ciy indi ay quelques jafe-jafe jafe-jafe bi mooy ñàkk a wóolu bi nga xam ne nit ñi mën nañ leen a ñàkk a wóolu dugal ko foofu parce que nag quand même yàgg nañu politiciens yi wax ñu ñuy droite la ñuy signaler ñu droite dem tourner ji gauche yàgg dañ ko fay gis yàgg nañ